téléspectateur yu ITV di leen dalal jàmm seen émission kennu askan wi tey ji ñu am mbégte dalal Idrissa Yok moom diététicien la naka noonu mu nekk nutritionniste ca IPS di Institut de pédiatrie sociale de Pikine monsieur Yok di la dalal jàmm ci plateau kennu askan wi fii si ITV. di la sant bu baax El Hadj Malick di nuyu aussi seen mbokku téléspectateurs yi. di ñaan yàlla incha allah li ñu fiy wax mu nekk njëriñ pour askan wi incha allah comme ni ñu ko waxee kenn askan wi. ok am na solo alors dañuy fas yéene njëkkee waxtaan wi ci wàllum tolluwaayu coronavirus bi ban taxaw seetlu nga siy def. waaw taxaw seetlu bi ñu ciy def mooy taxaw seetlu bi ci Sénégalais yëpp di def. ñu gis ni feebar bi amul tànku ginnaaw mais plutôt day gën di avancer. doomu aadama yi nag li ñu ci mën a wax rek mooy ñaax leen ñu gën a góorgóorlu ci li nga xam ni moom lañ teg comme mesure barrière. seen kenn kantan bu fekkee masque yi ñu takku ko bu fekkente ne ñu ngi nekk ci rassemblement wala ci ay mbooloo ñu jëm suñu kenn kantan aussi ba nga xamante ni transmission feebar bi dina gën a néew doole incha allah loolu daal xam naa ni moom bu fekkee taxaw nañ ci gëm naa ni affaire bi mun nañ koo daan. waaw beneen bi nag aussi taxaw seetlu la boo xoolee askan wi. dafa mel ni ñoom it feebar bi yiitalu leen lool. parce que boo duggee ci marché yi nga xool suñu biir oto yi dëkkuwaay yi. plage yi tout et cetera da ngay gis ni doomu aadama yi c'est comme si feebar bi tiitalu leen te chaque jour ñu ngi am ay mort cas yaa ngi yokk. léegi sax Sénégal franchir na baaru 200 morts. voilà déjà donc ce qui veut te fii ak suba boobu moo tudd dinañ dugg ci 10 000 cas yi déjà. waaw donc loolu rek war na tax ñi ñu war a gën a taxawaat xam ni feebar bi du caaxaan na mu faagaagale yeneen dëkk yi nga xamante ni tax na seen koom wàllu santé mbir yu bëri wàcc. war na tax ñu nit ñu jéem a góorgóorlu ba nga xam ne du ñu yegg ci situation boobu. waaw te loolu moom balaa muy mën a am moom ñun ñoo ci ñi ko taxaw ñun population bi. alors Idrissa Yok yow diététicien nga nutritionniste ku ko wax sa xel dem ci li ñuy jëfandikoo. gis nañu tabaski àjjuma fanweeri fan ak benn si weeru juillet bi ñu nekk la atum 2020. alors viande rouge. suñ ko waxee si tënk mooy lan. waaw comme son nom l'indique bu ñu nee viande rouge. mooy yàpp yu xonq yi bu ñu nee yàpp bu xonq c'est ça sous-entend que aussi am na beneen couleur yàpp bu am mooy la viande blanche aussi dañ koy faral di wax. alors viande rouge mooy les produits carnés d'habitude comme loo xam ni dafay jóge ci xar wala fas wala nag. yooyu ay viande rouge la am na nu ko OMS aussi classifié. ba nga xam ne ñoom foofu dañuy dugg am na viande rouge yoo xamante ni comme par exemple si je prends la viande de veau bu ñu koy considérer dañ koy considérer comme étant une viande blanche. mais boo xoolee moom duggul ci viande rouge yi. donc loolu aussi élément la boo xam ne de classification. nekkul loolu rek aussi mooy tax ñu wax ko viande rouge par rapport à sa composition aussi daf ciy dugg. comme la quantité de fer comme aussi la quantité de matière grasse tax aussi ñuy wax viande maigre. tout ça aussi daf ciy jouer donc bu ñu nee viande rouge rek xel yëpp day dem ci ndawal day dem ci yàpp. waaw. rawatina jamono ju ñu nekk ni xaru tabaski. effectivement. alors xaru tabaski gis nañ ni am na ay avantages maanaam xar. am na avantage am na ay inconvénients d'abord suñu doon tàmbali ci ngëneel yi lan la ñuy wax. waaw xaru tabaski moom bu fekkee dañ ko jël ci beneen angle. boo xamante ni day wuuteeg luuti ak li diine indi. comme ci pratique nga xamante ni moom la teg. ñun du ñuy wax du point de vue nutritionnel ngëneel li mën a indi bari na loolu mais tout dépend aussi de l'individu bi ñuy waxal. l'individu nu mu koy jëfandikoo. ni mu koy jëfandikoo. façon bi ñu koy toggee. nit ki aussi son état de santé aussi daf ciy jouer. donc yooyu yëpp ay paramètres la yoo xam ne mën nañ ci tenir compte pour wax ci ay vertus li nga mooy viande rouge bi. par exemple si je prends le cas d'un enfant qui est malnutri. kooku nga xam ne léegi day def une carence en fer. nga xamante ni léegi dans le traitement dafa war a ñu dugalal ko du fer te fer bi ñu koy indil pour mu mën a am doole. il faudrait en même temps aussi du fer héminique mooy fer boo xamante ni dafa jóge ci mala mun a nekk xar mun a nekk nag mun a nekk en tout cas benn mala boo xamante ni dina mën a indi fer boobu nga xam dina mën a dugg ci biir organisme am def li mu war a def ba nga xamante ni immunité am léegi dina dëgër. loolu déjà ci vertu la donc pour xeex anémie. benn la ci. beneen bi aussi mooy ñi nga xamante ni dañoo am une dénutrition comme par exemple une femme qui vient juste d'accoucher. kooku aussi dañ ko koy conseiller parce que ak accouchement bi elle va perdre beaucoup de sang
des fois même il y a une dénutrition aussi qui se présente donc kooku aussi dañ ko koy conseiller. waaw am na aussi yeneen situation comme aussi une personne âgée. am na nu ñu ko mën a conseiller de la viande rouge parce que ci ay carences yi ñuy def mooy faral ñu leen koy conseiller quoi. de même que aussi les sportifs mun nañu leen ko conseiller. les gens qui veulent prendre de la masse musculaire. nga xamante ni c'est riche en protéines tout ça aussi mun nañu leen ko conseiller. yooyu ay éléments la yoo xam ni. de vertu. par rapport aux personnes yi. alors Idriss su weesoo loolu léegi façon bu ñu koy jëfandikoo. nan la war a mel waruñ ci ëppal. waaw ëppal moom baaxul ci dara. ci dara dëgg la. ëppal comme yeesal benn baaxu ci. bu fekkente ne dañoo war a jëfandikoo suñu viande rouge par exemple. yàpp xar bi. comme yàpp tabaski bi nga xamante ni mi ngi jege si. léegi foofu mun nañu wax ci wàllu toggin bi. nan lañ koy war a toggee wala ban toggin moo gën a moom lañ gën a recommander pour population bi afin que gàllankoor yi nga xamante ni mi ngi làmbook yàpp bi. bañ leen a sonal. bokk na ci aussi ci matériel bi ñuy utiliser bu ñu koy togg. parce que ustensiles yi souvent comme par exemple si je prends le cas de 2 métaux souvent ci nii ak benn kuddu ci noir boo xam dañ koy boole yooyu aussi c'est à éviter donc ci façon toggin bi. li gënul moom mooy mu nekk une cuisson à l'étouffée. mooy bokk ci wolof. mooy togg boo xam dañ ko muusal. par exemple dañ ko muusal. waaw. yàpp bi daal dañ ko war a muusal. bu ñu ko muusalee moo gën. moo gën ci toggin yi. pourquoi muusal bi parce que c'est une cuisson boo xamante ni à concentration la liñ ciy soxla mooy nutriments ferñeent yi nekk ci biir ndawal li ñu bañ koo perte ci naka dañuy jël ndawal li bu fekkee am nañu suñu benn marmite wala benn bool boo xamante ni moom la ñuy toggee selon nit ki li mu am rek moom lay toggee ndawal li la ciy def bu ci dugalee ndawal li da koy tëj d'une manière hermétique mën na ci def ay assaisonnement par exemple lu mel ni laaj wala soble wala genre yooyu mais li gënoon nag mooy mu bañ ci def xorom tamit. bañ ci def xorom. ndawal loolu aussi li gënoon mooy mu dindi chute yi mooy yi nga xamante ni soxlawuñ ko. comme par exemple le tissu conjonctif nga xam ne day lalu ci kaw ndawal li. ñu dégager ko graisse bi aussi ñu bañ ko di boole suñu cuisson parce que amu fa njariñ instant boobu. mais graisse bi nga wax nii par contre dañ ne meeku ni am na ñoo xamante ni aussi ñoom loolu seen yoon neew si dañuy xëcc graisse bi nekk si bu baax a baax. waaw c'est le sénégalais mooy xalaatee noonu. par exemple il y a une région ici sénégalaise boo xamante ni ñoom foofu boo demee ñoom graisse dañ ko privilégié si seen lekk ceeb bi bu niinul ça veut dire que toggaloo dara. seeni jigéen bu ñu mincé ça veut dire que toppatoo leen. loolu Sénégal fii am na fi. te loolu dafa nekk benn culture boo xam ne dañ ko xaw a xëcc tuuti ci benn dëkk bu leen jege. donc loolu yëpp ay paramètres la yoo xam ne ci wàllu lekk bu fekkente ne nit ki bàyyiwu ci xel. dafa am yeneen conséquences yoo xam ne mi ngi lalu comme par exemple je peux donner le cas de l'hypertension artérielle. nga xamante ni sénégalais ak sénégalaises yëpp aussi dañuy jàmbat ci wàllu feebar. feebaru deret comme feebaru xol. nga xam ne daf leen di sonal bu baax a baax te yooyu ñu koy yóbbee mooy matière grasse yi surtout graisse su yàpp bi. nga xamante ni aussi dafa am cholestérol parce que bu ñuy wax cholestérol aussi ñu rappelé ko ci ndawal rek la mën a jóge wala boog luy jóge ci mala. mooy moom meew bi wala ndawal si loo xam xamante ni dañ koy jëfandikoo. yooyu ñooñu mën a indil cholestérol. donc bu fekkee dañoo delluwaat tuuti ginnaaw ci wàllu côté graisse bi soxlawuñ ko ñun. parce que sénégalais solo ni muy lekkee ak diwlin gi ni mu koy utiliser. soxlawul ñu koy apporter suñu alimentation. graisse bi daal mën na indil ay gàllankoor. am na ay gàllankoor yu bari sax yu mën a def. alors dëwlin bi nag war na mën a am dëwlin mais tuuti. waaw voilà tout dépend ci li nga bëgg a togg tamit. ok tout dépend ci li nga bëgg a togg mais bu fekkee yàpp la comme yàpp tabaski bi nga xamante ni day niin xam nga par exemple boo jëlee yàpp taqali ko ak graisse yombul ñun graisse bi ñuy faral di gis mooy lu weex li nekk lalu ci kaw yàpp ndawal si ñu teggi ko mais dafa am beneen boo xamante ni mi ngi ci biir ndawal si te à l'œil nu on ne peut pas détecter cela. et dans la cuisson souvent comme bu fekkee da ngay def benn cuisson au four. nga xam ne boo ko tegee ci sa plaque bu tàngee da ngay gis graisse gi daal di commencer seey. boo ñëwee da nga ko fay fekk. wala jigéen ñi nga xam dañuy jël yàpp togg supp bu ñu bàyyee mu sedd. ñu gis diw gi law way ci kaw. gis nga yàpp gi. waaw comme ni ñu ko gisoon ci télé bi donc li ngay gis mu wër ko tout ça. matière grasse la. te yàpp bi par exemple bu fekkee ku koy préparer la li gënoon mooy nga dégager tout ce qui est matière grasse ba nga xamante ni yow li ngay am fibre rek ngay am. mooy fibre musculaire bi. mooy lu xonq li loolu lañ ci soxla. mais le problème fii Sénégal ñu koy respecté est-ce que bëri nañu. li ngay wax nii. bu ñu waxee dëgg respecté wuñ ko ñu bëri respecté wuñ parce que ñu bëri xamuñu loolu. parce que même ba ci utilisation bi da ngay gis ñoo xam ne dañuy jël graisse bi par exemple da ngay fees sa xar. ñu ñëw ñaan ci la graisse bi. lan lañ koy doyee da ngay gis des gens yoo xamante ils sont prêts à mettre la graisse dans le pain comme ça lekk ko.
am na fii au Sénégal. xëcc graisse bi def ko si bien sûr dugg ci biir mburu bi commencé lekk. parce que ñoom xam nañ ko. am na yeneen façon toggeen yoo xamante ni graisse bi day ñëw parce que graisse aussi il faut dire dafa am benn aspect bu ci nekk ci côté caractère organoleptique yi. mooy caractère yi nga xamante ni day ñëw ci côté cafka ci goût bi daf koy améliorer li nga xam ne dafa ànd ak graisse moo gën a onctueux moo gën a neex ci làmmiñ. mais gënul baax ci suñu wér-gu-yaram. loolu nag même le monde industriel daf ko xam. ba nga xam ne dañ koy utiliser en prenant souvent la gélatine que ça soit de bœuf de mouton ou bien de porc ñu koy utiliser dans l'industrie afin que produit yi ñuy lekk mën a am benn certain goût. ok am na solo alors xorom si aussi sànq da nga ni gënul. waaw lu tax. xam nga xorom dafa am benn élément bu ñuy wax sodium ñun Sénégal benn jour suñu benn professeur mi ñu ko doon wax mu ne soxlawuñu Sénégal di dolli quoi que ce soit ci xorom ci ginnaaw li ñuy ndékki li ñuy añ ak li ñuy reer. amul beneen togg bu ñu war a def di ci dolli xorom mais comme ñun bon cafke bi mi ngi fii on dépasse largement li nga xam ne moom suñu yaram soxla selon même les recommandations de l'OMS boo xoolee 2 fois presque sénégalais yi dépassé nañ les apports recommandés qui se situent entre 5 ba 6 grammes boo xoolee mooy tolloog benn kuddu bu ndaw léegi nañ xool suñu kër yi est-ce que kuddu bu ndaw boobu la ñuy utiliser par jour. par jour alors que dañ koy dépassé. day gis kuy togg daal di tibb ci loxo bi rek sànni souvent ñu ñëw ñu ne la lan la nga ne sama xorom bi dafa rëcc. parce que y en a à gogo Lac-Rose ça produit Kaolack ça produit du sel. donc Sénégal on n'a pas ce problème de carence en sodium. ou bien quoi que ce soit sur loolu. moo tax il faut faire doucement avec ça te mën na favoriser ce qu'on disait tantôt avec les maladies cardiovasculaires. surtout comme l'hypertension artérielle ak yeneen quoi. alors outils yi nag yan outils nañu war a mën a jëfandikoo ngir fees xar bi xamul loolu tamit foog ñu koy bàyyi xel. ngir tamit yépp xam sóoraale que ni suñu biir lay dugg. lan lañ war a jëfandikoo. xam nga sax bu fekkee dañuy wax ci outils yi des fois mën nañu wax sax aussi ci xar bi. ci xar bi oui. par exemple ginnaaw bi ñu ko loocee ginnaaw bi ñu ko rendee. oui li gënoon mooy boo koy fees ka takk tànk yi bopp bi jëm suuf. takk tànk yi. bopp bi jëm ci suuf. parce que su defee de la pesanteur aussi deret ji day circuler day toq. te deret jooju ñun xam nañu ci islam dafa xaraam ñu koy lekk parce que dafa ànd ak ay tooke. tout ce qui était toxique mi ngi ci deretu xar bi wër na wërul xamuñu ci dara même s'il y a peut-être des inspections qui se font au niveau des vétérinaires ak ni ko Sénégal orienté et tout ça mais arrivé une fois à la maison on ne sait pas exactement yan feebar la mën a làmboo. kon takk ci tànk yi ci kaw jëmale boobu ci suuf daf ciy jouer c'est important. c'est important beneen bi mooy matériel bi nga utiliser. matériel bi rek la ñu mën a wax parce que nit ki aussi ci la bokk yow la personne bi fees. oui parce que da nga gis sénégalais boo xamante ni yëre bi mu soloon daaw di ko feesee moom lay solaat ren fas yéene ko feesee. parce que il se disait tout simplement que nii comme que nu mu tuddati. plutôt excusez-moi. yëre bi mu amoon comme que takk na te bëggul mu takkaat encore une fois qu'est-ce qu'il fait. moo tax day jëlaat yëre bi mu amoon moom lay ñëwaat tegaat ko sur place. te loolu gënul. mais micro-organisme bu nekk pathogène mu nekk mun na ci nekk. donc loolu aussi c'est à tenir aussi en compte. beneen bi aussi mooy outil bi nga wax par exemple paaka yi. d'habitude dañuy faral di denc sax paaka yi aussi parce que dañ naan comme que bii laay feesee donc dama koy utiliser aussi pour l'année prochaine donc léegi période yi la gars yi di commencer di daasaat paaka yi alors que dañuy fàtte ni c'est du métal ñu jël ko denc ko pendant presque 1 an ñu nar ko réutiliser waat encore une fois. s'il y a pas le soin qu'il faut on risque de contaminer viande bi ñu yor. te loolu c'est pas sûr. et on sait qu'il y a des micro-organismes yoo xamante ni une fois que ñu ingérer leen ça produit d'autres problèmes comme ay gastro-entérite mooy nga gis ni kii di biir bi di daw muy wàccu. bu fekkente ne par exemple c'est toute la maison que la contaminée dans cette situation on peut parler d'intoxication alimentaire. parce que laal na ñaari nit jëm kaw. te dans cette situation da gisee l'État encore qui va dépêcher un personnel bu war a ñëw defaat encore analyse. xool lan moo nekk à l'origine de la contamination parce que buñ ko seetaanee oyofal ko mun na leen faagaagal. donc outils yi ñuy utiliser pour fees am na ci solo. outils yi ñuy utiliser aussi pour togg am na ci solo. yooyu aussi ñu alors léegi togg bi xar bi suñ ko lakkee pare. dafa war a ñor xomm wala lan. waaye bu ñu nee ñor xomm man xaw ma la ci bëgg a déggee ñor xomm. maanaam moo tax man la ndax dafa war a ñor bu baax a baax wala su ñoree tuuti rek c'est bon. waaw xam nga lu tax man di ko laaj parce que sénégalais. li muy wax ñor xomm d'habitude. day des. dafay am ni muy déggee ñor xomm bi day des. bu fekkee dama jël kaawu ñun li ñuy faral di def bu dee tabaski mooy ñëpp ñu si ëpp ci ménage yi dañuy lakk. donc ñoom ñor xomm bi mooy ci kaw yàpp bi day ñuul. loolu c'est un problème aussi.
léegi bu fekkee da nga koy togg façon toggin boobu te yàpp bi ñorul aussi y a un autre danger bu ci nekk ce qui est un peu différent nag de ce qu'on appelle une viande saignante. C'est un peu différent de ce que l'on dit parce qu'une viande saignante ne veut pas dire que boo daggee da ngaa war a gis du sang. Non, mais il y a un jus booy gis ça veut dire que c'est l'eau qui était contenue dans la viande avec des micronutriments moom ngay jël ingérer ko te loolu moom on peut le recommander pour certaines situations. Mais ñor xomm nañ jàpp ni dafa am ay conditions. muy lan yàpp mi dafa c'est-à-dire cuisson bi dafa war a yegg ci biir comme ci biti. moo tax booy def ay morceaux yooyu togg ci viande da nekk des morceaux yoo xamante ni des morceaux fins la moo gën wala de très petits morceaux yoo xamante ni toggin bi dina gaaw doo jël temps bu yàgg te du altérer benn micronutriment comme aussi les macronutriments. alors lu jëm ci wàllum xar ba tey léegi foie. xam nga foie seetlu nañ ni nit ñi fonk nañ ko bëgg nañ ko macha allah. foie bi tamit waruñu ci ëppal. waaw li ma waxoon sànq rek ëppal moom. baaxul ci dara waaw. waaw léegi bu fekkee da ngay utiliser sa foie par exemple togginu foie bi. foie li gënoon aussi kenn du ko lakk. kenn du ko lakk li gënoon. waaw parce que saa boo ko laqee dafa am ay éléments yoo xamante ni c'était à l'intérieur du foie surtout les acides aminés comme lu mel ne arginine nga xam ni c'est excellent pour même la croissance des enfants. foofu da nga koy altérer tandis que bu fekkonte ne da nga ko def da nga ko sauter bu ñuy sauter dara da ngay utiliser comme poêle. da ngay huiler juste poêle bi doo ko def diwlin ba mu bari léegi morceau de foie bi ngay am moom boo ko tegee rek bu fekkee ñor na da ngay gis une croûte buy installé wu juste au-dessus du foie donc croûte boobu indicateur la bu lay wan ni ñor na benn bi mooy boo ko piqué mun nga ko piqué par exemple ak benn broche boo xamante ni c'est en paille mooy bant la nga piqué ko tu verras un jus qui sort. Si le jus il est rouge ça veut dire qu'il y a du sang toujours la cuisson n'est pas encore complète mais boo ko piqué mu génneel la un jus comme de l'eau c'est là que c'est bon à cette période. foie bi instant boobu lañ ko war a utiliser mais boo ko lakkee ba mu wow koŋ lekk nga certes de la matière mais pas beaucoup. am na solo ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal Idrissa Yok mu nekk diététicien naka noonu. nekk nutritionniste ca IPS di Institut de pédiatrie sociale de Pikine ma ngeen participer ci émission bi soo leen wootee ci 88 628 32 32 ngir bokk ci émission bi alors Idrissa gis nañ aussi moutarde suñu lakkee yàpp nit ñi aussi dañ koy faral jëfandikoo am na ñu naan baax na am na ñu naan baaxul am na ñoo xamante ni yàpp ki suñu si deful moutarde du ñu am lu leen neex lan nga leen di wax. waaw léegi xam nga kooku moom bon kii def moutarde ci ndawalam moom goût lay recherché mais dafa am beneen produit boo xam ne dafa am beneen procédé boo xam ne mooy xew ci biir togg boobu muy def. que ça soit mu koy lakk wala mu koy saaf quelque chose comme ça en tout cas. te da ngay constater ni ndawal bi nga def moutarde boo ko tegee ci taal bi moom mooy gën a gaaw a xam ko boo fekkente ne amulul moutarde parce que moutarde liant la. C'est un produit boo xamante ni naturel d'ailleurs moutarde. léegi bu fekkee da nga ko utiliser c'était dans la situation boo xamante ni tu as deux produits mais mënuñu ànd comme par exemple loolu dañoo une émulsion instable mélange la boo xamante ni ñaari produits yi nga def wala ñetti produits yi nga def mënuñu ànd nga bëgg leen a boole nga daal di utiliser sa moutarde léegi moutarde bi bu fekkoonte ni mën na bañ a am foofu moo gën beneen bi mooy bu fekkee def nga moutarde déjà j'ai dit que ni ci garab lay jóge donc c'est une matière organique bu fekkee da nga ko teg ci taal bi. dafa am des produits yoo xamante ni OMS daf cee àddu pour doomu aadama yi def ci attention bokk na ci produits yooyu ce qu'on appelle les HAP c'est-à-dire les hydrocarbures aromatiques polycycliques. dañ ko considérer comme étant des produits cancérigènes. à chaque fois saa booy togg dara wala maanaam ngay lakk dara wala ngay saaf dara produits yooyu dañuy feeñ te produits yooyu mun nañoo naaw mun nañ leen a nooyi te aussi dañuy tafu. fenn comme par exemple tey boo doon togg sa ndawal day dem tafu foofu donc bu moutarde bi ñëwee da koy gën a favoriser parce que day tax benn déjà noo gisee nii waaw déjà xam nga comme bi par exemple boo xoolee bu ñu ko xoolee nii ci image bi boo xoolee li jëm ci wàllu ndeyjoor bi gis nga ni ndawal bi dafa mel lu ñuul donc la nekk ca kaw pratiquement nekkul lu ñor carbone rek la riche fu mu toll nii yàpp bi mënoon nga koo dagg ci biir gis ni ñorul carrément comme il le faut. C'est ce qui te montre que ni chaleur bi jot amul temps yegg fa moo tax bu ñu laqee aussi suñu ndawal bu mu tàng rek ñu lekk. nañ bàyyi tuuti parce que la cuisson aussi se poursuit. moo tax sànq ma ne woon ci njëlbeen bi togg bi gën mooy à l'étouffée.
foofu c'est sûr que ni tàngaay bi dana yegg ba ci biir ndawal bi te dina ñor comme ni ñu ko bëggee. danañ ko lekk sans problème te du ñu indi benn jafe-jafe incha allah. selon aussi quantité bi ñu ci war a lekk. quantité bu ñu ci war a lekk. exactement. alors viande rouge d'une manière générale. dafay développer cancer wala. waaw loolu la OMS wax. xam nga y a aussi le centre de recherche en cancer. mooy le CIRC boobu OMS ñoom lay liggéeyal ndóol. ñoom probabilité lañ teg waxuñu directement da koy joxe c'est une probabilité. te ils sont d'accord là-dessus que ni effectivement la viande rouge elle est cancérigène. waaw ñoom loolu moom wax nañ ko moom. wax nañ ko waaw loolu OMS moom wax na ko. te bu ñuy wax viande rouge bu ñu jàpp rek que ni c'est la viande de mouton rek. donc il y a d'autres viandes aussi qui sont là aussi. alors gis nañ bisu tabaski su nit ñi reyee seen xar ba pare ba toog mbir mi. gis nañ ñu sant Mbay wala Touré wala Jaxate ñoom dañ si nekk rek di si nekk rek xewlu si añ si ngoon jotee ñu nekk si guddi. est-ce que loolu lu war la est-ce que loolu ngeen la leen di recommander est-ce que lu baax la loolu. non ñun duñu recommander noonu. waaw lan la. xam nga lekk moom bu fekkee da nga ko bàyyi ak nit ki. lekk leen naan leen comme ni ko alxuraan waxee lekk leen naan leen. mais dafa am aussi ay normes. li ngay lekk déjà dafa war a dagan beneen bi mooy dafa war a nekk luy jëriñ sa santé parce que waru ko yàq. xam nga OMS lu mu recommandé pour lekk yàpp par semaine. 500 grammes boo xoolee mooy 250 grammes yi ngay lekk ba 2 fois par jour la parce que booy lekk benn repas on te conseille jusqu'à 250 grammes de viande. que ce soit de la viande rouge comme ni ñu koy waxee mouton bœuf ak leneen. du ma dugg ci comme islam lii la daganal wala daganal lu lële. mais quand je dis viande rouge de manière générale. alors bu dee 500 grammes yi la ñu waroon a lekk en une semaine ñun bisu tabaski da ngay gis koo xam ne mun na ci lekk nañ ma baal comme ni nga ko doon waxee sànq ci sant yi am na ñu mun nañ ci lekk tànk te duñ ko bàyyee kenn par contre sax da ngay gis dañ ciy añ njogonal ci reer ci c'est ça qui fait que ne après. gars yi dañuy après ñu tëdd duñu mën dara. en plus des matières grasses pomme de terre bi nga xam ne dañ koy frire. dëwliñ bi muy naan nga jóg nga boole ko ci. yàpp bi ñuy togg dëwliñ bi ñëwaat encore yooyu yëpp nga boole ak lu tàng li pare boisson yi takkarnaase jus yi dàqante yooyu yëpp nga bëgg ko boole sa biir estomac bi mais boo sonnul foofu ñu woo la nag laaj la lan nga yor ba pare. te naka jekk sax su weesoo loolu tamit naka jekk yàpp guddi dañuy faral wax ni baaxul comme di lekk yàpp yenn heures yi te teewul am na si ñoo xamante ni ba léegi ni ñoom dañ koy def. xam nga quand on dit baaxul rek. day dugg dans l'ordre de l'interdiction. oui bu ñu mun nañu recommander doomu aadama li gënoon daal mooy lekk yàpp bëccëg moo gën di ko lekk guddi. parce que comme li ma doon wax sànq dafa am ay éléments yoo xam ni ñu duñ ko bàyyee xel mooy li ñuy indi di ko toggee ndawal si ñun raar la ñuy def muusal bi ma lay wax nii. te sax des fois bu ñu muusalee sax dañ koy laqaat encore. suñu jigéen ñu su bëri bu ñu muusalee ba pare dañ ko yóbbuwaat encore ci taal bi pour laqaat ko. parce que ñoom la ñuy rechercher c'est pas l'aspect nutritionnel mais côté organoleptique la ñoom li ñuy chercher mooy le goût li ma togg neex na. donc njëkk yi goro yi ñëpp kontaan nañ rek tout ça va. alors que bu fekkente ne teniruñu en compte loolu ça devient un danger. moo tax du ñu dugg dans l'ordre de l'interdiction naan nit ñi bu leen lekk yàpp guddi mais li gënoon mooy ñu moytu ko. surtout quand on présente une maladie cardiovasculaire. hypertension artérielle wala nga am diabète wala nga am insuffisance rénale quelque chose comme ça maladie yooyu nga xam day laal xol ak ay sidditam li gënoon mooy nit ki mu jëf kéemtalaay kantanam bu guddi gi bu mu laal la viande rouge. waaw bu ko mënoon def quoi. am na solo léegi ginnaaw ba ñu xewloo si. yàpp yi incha allah. digérer bi nan la war tëddee. waaw ngir nga mën a digérer bu baax. waaw nekk si jàmm ba doo am dara lu la lor. loolu si repas yëpp lay ñëw. si de tous les jours aussi. bien sûr c'est pas seulement un jour la ñuy lekk yàpp après jeex na. effectivement il y a d'autres événements yuy ñëw. oui alors il y en a certains qui vont parler de chaud et de froid lan lay naan après su ma lekkee ndawal ba pare. ñi naan la non faut pas boire de la boisson fraîche sinon ça va ralentir la digestion loolu à l'expérience si biti loolu moo xew mais suñu organisme xamul loolu ñun on doit penser souvent organisme l'organisme li nga koy jox xamewul lii yàpp xar la lii yàpp ginaar la déedéet moom li mu reconnaître ce sont des micronutriments ay glucides lipides protéines sels minéraux vitamines eau fibres alimentaires moom yooyu la xam ce qui veut dire que léegi yow boo ko indilee moom dafa am nu mu koy traité bu dee yow da nga ko indi par exemple comme guddi nga ne yow indi nga ko yàpp boo xamante ni nan laa bon wala bëccëg sax si tu veux lan laa koy jox pour digestion bi mën a gaaw mooy li ngay am à l'état naturel rek consommer loolu.
Quand tu as une tisane par exemple on n'a pas dit une tisane bu tàng jër parce que newoon naa la sànq lu ëpp baaxul tàng jër baaxul seddu guy baaxul mais bu diggee doom moo gën. digg doom moom dafa baax sax si lépp. ci lépp vraiment waaw donc le juste milieu nit ki bu jéemee def kenn kantanam ba am ko rek man gëm naa ni loolu incha allah dina ko digérer loo. aussi distancer boo lekkee aussi ndawal li aussi bàyyi benn temps juste pour mën a jël sa benn boisson. wala tisane quelque chose comme ça. am na solo am na suñu téléspectateur bu njëkk bu nekk si ligne bi allo. Allô. allo. Oui, bonjour. bonjour bismillah. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw dama doon laajte parce que man dama mosoon dem ci benn dëkk boo xam ne bii ñoom dañuy buñ tabaskee. dañuy wàcc yàpp yi ba ci suba ñu doog di koy lekk. ñu doog di koy kii mais duñ ko yàpp bu bees moom duñ ko lakk. allo. waaw ma ne waaw. allo. waaw allo oui. waaw nga ni. damaa demoon ci benn dëkk. benn réew boo xam ne ñoom bu ñu rendee xaru tabaski. bisu tabaski yi li nekk ci biir la ñuy togg rees yeeg yooyu ak sax ñu togg ay naat mais xaram yàpp tabaski moom le lendemain lañ koy lekk dañ koy weer wala ñu dugg séendal ci safara ba le lendemain ñu doon koy lekk est-ce que ren di xar tey lekk ko tey loolu kii na lekk ci wala dañ ko war a bàyyi mu fanaan ba ëllëg doog lekk loolu laay laaj. jërëjëf. dégg nga bu baax li may laaj. waaw jërëjëf fan nga ñu woowee kilifa gi. maa ngi leen wooyee Dakar. Dakar dégg na la baax dina la tontu léegi incha allah. waaw dëkk bi mi ngi réew mi ma nekkoon mi ngi tudd Niger. Niger ñoom bu ñu rendee xar dañuy bàyyi ba ci suba la. mais duñ ko lekk ci le même jour. jërëjëf. waaw merci beaucoup allez maa ngi leen di seetaan nag. jërëjëf jërë ngeen jëf. jërëjëf mais yow xaw ma sutura journaliste bi animé la xaw ma sutur la. allo. ma ne journaliste bi animé la ma ne xaw ma sutur te duñ ko bind ci kii bi. dégguma. ma ne journaliste bi animé. oui. vraiment vous êtes très pertinent mais man duñ bind sa tour te rarement la des fois damay jëmale jël en milieu d'émission quoi su ma mënee xam. pourtant ñoom dañ koy bind sax si tàmbali bi. ah waaw mais des fois en milieu d'émission laay jox. ok c'est El Hadj Malick Cissé. ah Cissé ñu ngi lay ziar allez à bientôt. alhamdulilah jërëjëf merci beaucoup. Idrissa. c'est-à-dire nga am sa ndawal bàyyi ko ba ci le lendemain. loolu daf ñuy dugal encore sur ce qu'on appelle les viandes fraîches. xam nga par exemple boo xoolee le guide de l'inspection bi Sénégal defal sur les viandes sur la viande bi fii au niveau du Sénégal ñoom yàpp bu bees ni ñu ko tuddee par exemple boo waroon sénégalais yàpp bu bees mooy yàpp bi nga rend xar bi nga rend léegi wala nag bi wala ndawal su loolu ngay am léegi ñoom loolu la ñuy woowee yàpp bu bees alors que yàpp bu bees mun na nekk sax ci sa frigo ba pare nekk toujours yàpp bu bees. parce que boo xoolee zone centre bi wala un peu Niger comme ni mu ko waxee zone boobu zone Sahel bi dafa amoon benn méthode bu ñu doon amee pour la conservation de la viande. mooy bu ñu feesee xar ba pare dañ koy jël ñu def ko sous forme de filet daal di koy def xorom ensuite daal di koy weer lu ci nekk mën nañu ko expliquer scientifiquement. te ça se fait jusqu'à présent ndawal loolu ñoom ñuy utiliser xam nañ ni ñoom dañoo jàpp ni loolu dafa am lor selon les cultures. même fii au Sénégal am na foo xam ne tey boo fa demoon boo rende woon léegi xar ñoom duñ ko laal te fii Sénégal am na fi des coins yoo xamante ni tey bu ñu rendee xar ñoom dañ laal mais le lendemain. fii Sénégal bien sûr. dañ koy commencer di lekk. seulement bu fekkee islam nag mooy ñëw. xam nga islam moom bon selon ni mu waxee xar si ñetti dimension yi ne bu ngeen rendee seen xar ne ngeen saraxe benn bi ni ngeen ci denc benn bi na ngeen ci lekk. te on sait que ne na ngeen ci lekk donc yow jox nañ leen ndigal seulement li ci am solo. comme ni ma ko waxee woon sànq mooy jéemal topp procédé yi ba nga xamante ni ndawal yi boo ko utiliser du am benn jafe-jafe. moo tax ñooñu utiliser seen viande une fois que ñu def une transformation de la viande tuddatul yàpp bu bees. tuddatu ko. léegi nag seulement il faut faire attention avec les éléments qu'on utilise parce que mun na ko indil après benn jafe-jafe parce que dans le milieu industriel ñoom dañuy def la fermentation de la viande. pour mun a defar ay saucissons et d'autres produits. donc loolu aussi c'est à tenir aussi en compte. am na solo alors léegi conservation bi gis nañ aussi yàpp yi dañ koy denc ci congélateur yi. alors conservation bi dafa war a am durée wala lan. waaw bu dee congélateur. waaw. dinañ ci def aussi différence avec la réfrigération. bien sûr. parce que ñaari bokkul. dëgg am na yoo xam ne boo koy réfrigérer c'est pour 2 jours. d'autres c'est pour 3 jours. mun na nekk avec la viande aussi on peut le faire. parce que méthode de conservation la. léegi bu dee congélation ça sous-entend que ni temps bi nga koy bëgg a utiliser dafay yàgg.
par exemple ñaari nit ak soxnaam. rey seen xar saraxe def li ñu war a def mais reste ndawal li des mënuñu ko jeexal comment est-ce qu'ils vont faire dañ koy congeler. léegi des fois ndawal li mun na dem ba tamxarit. des fois sax mu romb ko. donc congélation rek moo ci am solo léegi foofu li ci ëpp solo mooy ne pas couper aussi la chaîne de froid maanaam ndawal li boo koy defar ko ba nga xam ne bis booy utiliser say morceau yow li nga war a togg rek loolu ngay utiliser. mais li gënul ci yàpp mooy nga congeler ko ba pare di ko décongeler waat di jëlaat même morceau yi dagg li nga soxla congeler waat ko encore. baaxul loolu boobu c'est pas bon. parce que les chances que mu mën a am une contamination moo gën a yaatu ko bu fekkoon ni defoo loo ko noonu. moo tax y a des procédés yoo xamante ni des fois ñii ñu ngi koy xam bien sûr comment faire mooy que ni bu fekkee rendi dañ xar mi séddale nañ seen ndawal dañ koy dagg de telle sorte que def ko ci seeni sachet ba nga xamante ni bu ñu soxloo tey togg reer xam nañ mbuus bi ñuy génne te loolu mooy yem képp ci reer bi. donc loolu c'est un travail qui se fait en amont mais non pas après. c'est pas parce que nous sommes fatigués dañuy jël rek dugal ci mbuus yi congelé bu ñu soxlaa décongelé après dagg génne non non. warul demee noonu. non. am na suñu beneen mbokk téléspectateur bu nekk ci 88 628 32 32 allo. Hadj Malick salaamaaleykum. waaleykum salaam mbokk Kaolack Serigne Cheikh bismillah. barakallah Cissé di la ziar sa invité bi. di la delloo ziar. macha allah daal dëgg léeg-léeg daal. da ngay xam ne daal Sénégal daal am na ay ndaw yu am xam-xam yoo xam ne nit ñi war nañ leen a xam. façon invité yi wax dëgg yàlla ñun dañuy ñaan yàlla mu yokk. di sàkku ñu gën a mën a dégg son bi allo. allo yaa ngi may dégg. voilà man lay dégg bu baax bismillah. yaa ngi may dégg léegi. waaw man lay dégg. man di la remercier waat beneen yoon. jërëjëf lii dafay wane ne Sénégal am na ay ndaw yu jàng te am xam-xam. boobu ba léegi maa ngi déglu dama bëggoon a gën a déglu moo tax ma yéex a woon. parce que xale la dal na te li muy wax ku ko dégg da nga xam ne lu mu jàng la lu mu xam la. ma am ay points yoo xam ne sax dama ko cité ci waxtaanam di ko confirmer. par exemple tey comme li mu wax ci affaire xar bu ñu ko defaree di ko fees. li gën mooy ñu wékk ko. effectivement. gis nga boo demee ci réewu tubaab bi. par exemple tey bu ñu reyee samedi bi xar yi dañ koy dugal ci seen place yi ñuy denc. ñu wékk ko soo demee da ngay man mosoon naa am benn xaritu tubaab boo xam ne dafa amoon genre entreprise yooyu. mas naa ko visiter soo demee da ngay fekk xar yëpp mu wékk leen ñu sëkk fekk def nañ leen ba pare. maanaam bu reyee samedi. dimanche lundi xar yi dañuy reposer foofu lundi lañ koy commencer distribuer ci supermarché yi comme ça xar bi ñu reyoon samedi ñoom mardi lañ koy commencer lekk. xar bi ñuy rey mardi mercredi lañ koy distribuer ñu lekk ko jeudi. Sénégal rek ngay ñëw gis ñu ren di tey lekk ko léegi moo waral tension ak hypertension façon feebar yooyu bi ñu waaj a yóbbu. fi ñu bëggul dem. ndax loolu dafa am ay danger yu bari yu ci nekk te moom wax na ko. lu jëm ci wàllu lekk yi ni ñu koy dencee ci frigo bi tamit loolu dama koy confirmer. parce que da ngay gis koo xam ne dafay denc ci par exemple tey benn sujet bu mel ni xaajuma bi defar benn mbisuween par exemple. bi ñuy génnee yàpp bi xam na gis na mbuus bi mu tuuti ak moom mën a tuuti daal di wax la dem si ne ko génneel ñaari mbuus. ñu génneel ñaari mbuus ñu décongelé ko ba pare mun a am yëfa bëri ñu daal di ko takkaat fekk décongelé na ba pare delloowaat ko loolu dafay joxe ay feebar. médecins yi nga xam ne seen dundin seen xam-xam dafa aju ci dundin doomu aadama dañ koy wax. lekk tamit mu def dugal ko ci frigo. soo demee ba di ko tàngal yow tibbal lu tolloog li nga bëgg a lekk. nga bàyyi fa la des mais bul génne lekk bi yëpp tàngal ko ba mu pare. ngeen lekk mu des ngeen delloowaat. genre wax yooyu muy wax. nit dafa am solo ba li muy wax nii lu am solo nit ñi nañ koy bàyyi xel bu baax a baax. que tabaski benn fan la. yàpp bi ñu def ci ndànk parce que tamit bëgg xëy lekk yàpp ngoon nga lekk ko guddi nga lekk ko soo xëyee waxuma la ay fër mais yu gën a garaaw fër même bu la taanewul ci bés bu njëkk bi mun na la indil ay complications. parce que yàpp dafa am gramme buñ soxla ci yaramu doomu aadama surtout ñun ñi nga xam ne am nañ plus de 40 ans. ñi nga xam ne ay médecins lañ wax ne nit bu demee ba am lu ëpp ñeent fukki at war na changer ni mu doon dundee dara tam lim attanoon bi ñuy am ñaar fukki at ak juróom ñaar fukki at fanweer attanatu ko loolu yëpp il faut ku mel ni suma sëriñ bii di yoon ci yàlla Idriss di ko féliciter di ko ñaanal. di sàkku ñaan ci moom. di la remercier waa équipe bi ngay àndal di ñaanal télé bi. bonne fête de tabaski.
aussi di lancer chauffeurs yi di ko tamit fàttaliku ne ay souhaité bàyyi askanu jàmbur Sénégal yëpp. waaw chauffeurs yi ay doomu jàmbur la ñu yëpp ay bàyyi jàmbur la ñu yëpp ay maamu jàmbur la ñu yëpp ay jëkkëru jàmbur la ñu yëpp te lii du benn fan nañ fàttaliku ne ñaari fan la ñetti fan ñu delluwaat ci leneen ñu daw ndànk dal ndànk bañ a jëfandikoo seen xëtër ngir foog ne mun nañ ci am loo xam ne musuñ ko am su boobaa tamit dafay métti ci sénégalais yi te ñun ñooy ñoom ñooy ñun wasalaam. jërëjëf allo Serigne Cheikh di la gërëm baax di la sant. alors Idrissa ñoo ko déggandoo de. waay appel lu mu def am na solo. macha allah li mu def appel bi am na solo. te li moo ko si am na njariñ. donc dafa doon feddali rek li nga xam ne moom lañ fi jotoon a wax. te ñoom kay ñun ñooy sàkku ñaan ci ñoom ñoom ñooy sàkku ñaan ci ñun mais ñun ñooy sàkku ñaan ci ñoom. waaw ñu ñaanal ñu yàlla rek xam ne bon ñun aussi ay ndongo lañ rek ba léegi. donc mbir mi dañ ciy wax rek. mais ku nekk li nga ci xam rek nga ciy indi incha allah. alors wàllum contamination ak tamit contexte bi ñu nekk nii. Covid 19. débat bi am na ñu ko fi soulevé woon. ni xar mën na am coronavirus. mu wàll ko askan bi wala tamit est-ce que tamit contraire bi sax mënul am wala. loolu yow yaa ngi koy bàyyi xel. waaw bu dee xar moom man dégguma ko. déggoo ko waaw bu dee xar dégguma ko mais bu ñu xoolee ci littérature scientifique bi. oui on a vu que oui avec un chat ça s'est fait. waaw loolu moom xam nañ ko mais bu dee xar man dans les si information yi ma jot a kii dégguma ko. te aussi bon bu fekkente ne doomu aadama bi mun na ko wàll ci xar bi. loolu ñi ci gën a mën a prononcé wu mooy les médecins vétérinaires. oui parce que ñoom la seen xam-xam gën a màcc ci wàllu zoonose. oui donc ñoom ñoo gën a mën a expliquer. la chaîne de transmission comment ça doit se faire. mais bu dee xar moom dégguma ko. mais li am solo ba am solo man. du wàllu coronavirus bi. waaw. du coronavirus bi mais li mën a contaminer yàpp bi. ba nga xamante ni day am jeexintal ci suñu yaram yi. man foofu laa gën a bëgg sénégalais yi bàyyi ci xel. te loolu daf ñoo wër. nekk ci ñun nekk ci suñuy matériel te duñ ci bàyyi xel surface bi ñuy feesee dafay nekk mais duñ ci bàyyi xel te d'habitude comme dañ naan xaar la day taqal nañ dem fi gën a salte souvent dañuy teg ci suuf. donc der bi yàpp bi di laal suuf si di laal dër bi di laal karo yi. donc yooyu yëpp dafa nekk ay contamination yoo xam ne bu ñu ko bàyyiwul xel des fois mun na indi ay gàllankoor. beneen bi aussi mooy bu ñu defaree ba pare du ñu nettoyer yàpp bi duñ ko désinfecté. gis nga ñoo ko gisandoo sax gis nga. voilà xar bi nii. voilà waaw. voilà ñi moom xam naa ne Cissé la ñuy war a sant ko ñoom jël affaire yi teg ci suuf image yi suñ ko mënee amaat sax am na voilà solo. su ko defee nga mën ko expliquer suñ mbokk téléspectateurs yi. waaw ñoo ko gisandoo. voilà gis nga bu fekkee par exemple jël nga xar bi comme ni ñu par exemple bu ñu tegee suuf je sais pas si fekkee désinfecté woon nañu avant au préalable suuf si mais boo xoolee ñoom des fois dañuy sol dàll ñii dañuy def tànku neen mais dañuy fàtte tànk yooyu aussi waaw souvent il y a des germes yoo xamante ni aussi mun na contaminer suñu ndawal loolu mooy tax par exemple tey bu ñu ko congelé nga décongelé ko jël partie bi nga soxla ne xaaral ma congelé waat ko yaa ngi may doole germes yooyu loolu mooy tax ay quelques jours da nga gis sa yàpp commencé changer couleur parce que putréfaction daf ci yomb parce que matière organique la. il suffit qu'il y ait une bactérie ou bien quelque chose loo xamante ni mun na dund ci biir parce que c'est un milieu nutritif aussi. il faut le dire. ñoom dañuy mën a dund foofu. facilement dañuy altérer viande boobu. mais Idrissa man lu ma jaaxal. mooy yàpp ku ko congelé nga am loo si soxla. mais fekkee ni soxlawoo lépp nga am loo si soxla. waaw léegi soo ko jëlee nooy def. waaw loolu laa la doon expliquer. waaw mooy travail préalable. bi war a am ndax yow da nga ni après nit ki waru ko congelé waat. mooy travail préalable bi ma doon njëkk a wax. muy lan mooy ñu bàyyi xel ni par exemple. bu ñu feesee ba pare nañu defar morceau yi def ko ci suñuy sachet. bu dee dañoo am suñu congélateur ñu denc ko fa. denc boo xamante ni saa bu ma soxlaa par exemple togg añ wala ma soxla togg reer damay dem ma jël sama mbuus bi nga xam ni moom laa war a toggee. te loolu du yàq dara dama koy décongeler en plus décongélation dafa am tamit technique. doo jël ndawal li génne ko ci mbuus bi rek dugal ko ci ndox li. non da nga koy bàyyi ci mbuus bi dugal ko ci trempé ko ci ndox nga xamante ne ndox du dugg dara du génn lépp mi ngi ci biir sachet bi. mais bu fekkee génne nga yàpp bi bàyyi ko ci biir ndox bi. da ngay permettre li ñuy wax la diffusion dafay am osmose am diffusion. ça veut dire que ndox dafay dugg ci biir ndawal li foofu ndox bi di toog day jël ay éléments nutritifs am génne ko ci biir ndox bi loolu mooy tax après da nga gis ndox mi xaw a xonq mais jàppal ni loolu mu xonq ay ferñeent la. te après dañuy tuur ndox moom aussi. alors gis nañu aussi tabaski muy si jour bi. si guddi wala ëllëg sa am na ñoo xamante ni dañuy jëfandikoo ñamu soow. jël ñamu soow loolu tamit nga ne la baax na.
waaw dina am ngir mën a changer tuuti. baax na wala mën a moo changer. gën moo gën ngay tegle yàpp gi rek wala. j'ai pas compris la question. c'est-à-dire am na ñoo xamante ni. jour tabaski suñu lekkee yàpp guddi gi dañuy préférer ñam soow. ngoon gi ñu def soow. waaw wala ñam soow caagri soow wala ëllëg si aussi ñu añee ñam soow. moo tax may laaj loolu. lu baax am na lu ci baax. muy lan. mais du ma ne bon na. waaw am na lu ci baax mooy maanaam dafa am ci benn côté loo xamante ni bu ñu ci deflu attention aussi mun nañ ci daanu. muy lan. mooy que ni soow bi ngay indi dafa amaale aussi matière grasse te yaa ngi jógee ci yàpp di daw matière grasse mais yaa ngi jëmaat encore ci matière grasse bi. mooy soow bi ngay indi da nga war a xam aussi ni lii dama ci war a modérer moom aussi. parce que la ngay daw ci yàpp bi mi ngi ci soow bi sànq waxoon na la tantôt ci samay wax ci commencement bi ne la lépp lu jógee ci mala matière grasse am dañ ciy fekk cholestérol. kon le lait le fromage le beurre ñoom ñëpp ay matières la yoo xam ni ils sont riches elles sont riches plutôt en cholestérol. léegi ki nga xam ni da koo bëgg a def ndékki moi je suis d'accord nga añee nu mu tuddati yàpp. le soir ngeen def seen benn salade de fruits su fekkente ne seen moyen may na leen ko. wala ngeen def seen benn kiiwu céréale boo xamante ni peut-être mun ngeen ko lekk là c'est beaucoup plus important que bu fekkee jëlaat nga soow encore teg ci. léegi bu dee le lendemain la c'est pas un problème bu fekkee da ngaa xëy ne da ngay lekk sa caagri wala bu fekkee da ngay xëy le añ bi nga ne da ngay def sa benn laax le matin ngeen ne bon peut-être vous allez faire du pain et du lait là je suis d'accord mais le choix du lait nañ ci def ndànk. parce que si c'est du lait entier il y a carrément de la matière grasse si c'est demi-écrémé ça veut dire que c'est à moitié mais si c'est du lait pas du tout écrémé plutôt pas du tout entier mooy du lait écrémé comme je l'avais dit tantôt foofu moom. on peut le dire mais malheureusement lait boobu doo ko fekk lu dans les grandes surfaces. léegi kiy dem di ko jënd mun na ko bañ a xàmme tamit. donc dafay am solo mu bàyyi ci xel mooy que ni bu dee du lait entier la. couvert bi foo ko fekk day xonq. si c'est du lait demi-écrémé couvert bi day bleu bu dee c'est du lait écrémé couvert bi dafay verte mais rarement nga ko gis dans nos boutiques. donc kiy jënd mun na defar loo xam ni ñamu meew la meew lañ ko defaree. mais bu dee soow bi la ñu jéem ci def ndànk daal. le maximum possible waaw. alors yàpp rôti. baax na am na solo. am na solo yàpp yëpp am solo. waaw rôti. waaw yëpp am solo neex na de. waaw. loolu tamit la ngay digal xam nga ko bu baax de yaa ngi reete. non c'est juste que xam nga. boo nee rôti dafa neex de. waaw day dugg moom it ci yenn xeetu togg yi. waaw dafa neex de. waaw muy rôti muy braisé ay ragu. suppi yeeg yooyu yëpp. ay façon toggin la yu baax. man li may waxaat doomu aadama rek. mooy nañu bàyyi xel encore. l'importance li ci ëpp solo ba ëpp ci solo mooy boo ko toggee rek na la mën a jëriñ. na la mën a jëriñ. mais on n'entrera pas jamais dans l'interdiction en disant qu'il faut pas manger. alors léegi tamit voilà léegi tamit yan recommandation ngay jox ñi nga xamante ni yan conseil ngay jox ñi nga xamante ni dañ ko fonk di ko defar. ñoom loo leen di wax. waaw juste que aussi bu fekkee on peut toujours y adjoindre le maximum possible de légumes. waaw c'est important. parce que les légumes ñun souvent dans notre alimentation lañ koy fàtte. gis nga koo xamante ni du lekk légume du lekk fruit foo ko fekk seere da koy yomb. te seere saa bu la yombee mooy nga toog jékki-jékki di sentir ne ngelaw mi ngi daw ci sa biir bi lu ci gën a yomb bu fekkente ne nekkoo ku yëngu nekkoo kuy faral di naan ndox bu bari li la gën a yoot ci feebar yi encore mooy hémorroïde. nga xam ne benn picc la buy nekk ci ginnaawu nit ki ci suufam mun a nekk ci biir ko mun a nekk ci biti loolu rek signe la buy wane ni encore que say vaisseaux sanguins dañ leen a laal. parce que sa ñàkk yëngu yëpp daf ciy bokk moo tax lekk bi du ndawal nit ñi bu ñu xalaat ndawal am na rek kon façon togg yi ma war a togg ci ndawal yëpp dinaa ko essayer mais c'est de penser aussi aux fruits c'est de penser aussi aux légumes. bu fekkee yooyu par exemple bu ñu nee fruits nit ki day xalaat banana day xalaat ay pomme day xalaat ay boo nee légumes mu xalaat li gën a cher ci marché bi actuellement gis nga soble yokk na pomme de terre yokk na carotte day yokk yëpp day yokk am na yeneen élément am da koy wër te gàncax la te yomb. la laitue par exemple moom la ñuy wax ñun ci olof salade. yooyu aussi mën nañ ko utiliser ay concombre mën nañ ko utiliser ay kaani salade yooyu yëpp mën nañ ko utiliser ci suñu alimentation. te du indi benn jafe-jafe. am na solo waaw yooyu mën nañ ko def incha allah. Idrissa sa kàddu gu mujj waxtu bi jeex na. waaw kàddu gu mujj gi mooy lu ñu mënti wax fii. ci lay insister te bu amul hygiène ça sous-entend que ni c'est égal toujours à zéro. en plus ñu bàyyi xel ni tabaski jaamu yàlla rek la donc waruñu ko def ba nga xam ne daf ñu indi lor. dinañu lekk dinañu naan
mais aussi nañu modéré beneen bi mooy xale yi ak les personnes âgées yi nekk ci kër yi. ñu leen di bàyyi xel il n'est pas dit que nit ki demul hôpital rek ni làqul feebar surtout ak Covid bi ni ñuy wax avec les nu mu tudd sax les maladies chroniques. nga xam ne nit ki da koy làq. donc yomb na ci période yi ñu yëkkati feebar yi par notre alimentation parce que dañ ciy bëgg a bëggal njaboot gi baax na nañu xam ni seen fête la nañu xam ni ñoom ñoo ko moom. mais nañ ci def attention parce que su boobaa aussi mën nañu déclencher waate yeneen problème donc hygiène alimentaire bi daal nañ ci bàyyi xel bu baax matériels yi ñuy utiliser nañ ci bàyyi xel ñu nit nañ bàyyi xel suñu bopp suñu yaram ba nga xamante ni ndawal li ñuy am duñ ko altérer parce que luy nekk ak ñun la pour toujours. Idrissa Yok maa lay gërëm bu baax di la sant ma fàttali yow vétérinaire nga. naka noonu diététicien plutôt ma fàttali yow diététicien nga naka noonu nga nekk nutritionniste ca IPS. di institut de pédiatrie sociale de Pikine di la gërëm baax di la sant mbokk téléspectateurs yéen tamit di leen gërëm baax di leen sant di leen jaajëfal bu baax a baax ngeen des ak programme ITV.